Internet Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu tey nag seen émission l'invité de la rédaction ñaari gan lay dalal sama ndeyjoor laa koy commencé ak Lamine Sonko Lamine yow yaa fi teewal ñi nga xam ne ñooy waa mouvement Nitu Dëgg Abdou Karim Gueye bokk ci sama ndeyjoor sama càmmoñ ki fa nekk di Leuz Def Tech Leuz noonu la n'est-ce pas Def Tech bi c'est la bokk ok Leuz Def Tech moom FRAPP la bokk. tey nag ñu fas yéene waxtaanee actualité bi ni mu demee ak lépp loo xamante ne ci la aju rek waaye dañ koy dooree ak information bi ñuy dab démb di Abdou Karim Gueye mi nga xam ne moom mouvement Nitu Dëgg la bokk ñu ñuy xamal ne yaramam dafa sutante ba ñu bëri sax commencé woon di ci inquiété wu am sax ñu wax ne nas nañu amal benn marche le 23 juin loolu lépp dinañ ci ñëw waxtaan ci ak ki nga xam ne mooy Lamine Sonko te bokk seen mouvement boobu Lamine gannaaw bu ma la nuyoo nan nga ñu mën a leeral ci état de santé bu Abdou Karim Gueye. waaw tout d'abord maa ngi lay nuyu Moustapha di leen remercier ci invitation bi di nuyu kilifa diine ak sénégalais yëpp ak tous les membres de Nitu Dëgg Valeurs ak suñuy xarit ak suñuy soppe donc en fait li ñu bëgg a wax rek ci cas Abdou Karim mooy premièrement nañ ko jaale tamit parce que dafa perdre benn sœuram fekk ko moom mu ngi au niveau du geôle di ko siggil ndigaale di yàlla na ko yàlla xare àjjana wax dëgg yàlla métti na affaire yi daal doy na waar mais Abdou Karim fu mu toll nii Sénégal yëpp xamoon nañ ne Abdou Karim dafa feebar waaw feebaroon na fi ñu yóbbu ko Allemagne évacuer ko Sénégalais yëpp ñu profiter de l'occasion remercier leen wax dëgg yàlla parce que ku si nekk def nga sa xaalis gisoon nañu période boo xamante ne Leuz du ma bàyyi ma fet période boo xamante ne même le gouvernement wala Marème Faye Sall jéemoon na intervenir mu bañ loolu donc nit ki dafa nekk nit koo xamante ne dafa yàgg bañ dafa am ay principes yoo xamante ne moom loolu la gëm l'intérêt général moo ko gënal l'intérêt personnel donc effectivement fu mu toll nii les informations qu'on a mooy il est souffrant feebar bi bi ko daloon moo commencé di ko yootaat donc troisième fois affaire baa ngi koy daaneel donc on voudrait alerter l'opinion nationale et internationale xamal ni Abdou Karim bu ñuy jàpp noonu il est souffrant te place am de prison wax dëgg yàlla parce que dafa fi dara loo xamante ne war nañ ko mën a téye ba instant yi bay libéré ñu mel ni ay Bougazeli ñoo xamante ne dañ leen jàpp sur des faits factuels yoo xam dañ koy jàpp ci ay yoo xamante ay faux billets la yoo xamante ne tey man mi suñu ma jàppoon ak billet 10 000 soo moytuwul balaa ñu ma acte rek dina mais Lamine ndax yéen a ngi koy gis. Abdou Karim ba léegi mënuñu ko gis parce que amaguñu benn possibilité pour mën ko visite amagul benn visite à ce que je sache man. kon information dafa gravement malade ba fu mu jógee. parce que dañuy jokkoo ak moom dañuy waxtaan ak moom ci téléphone day woote ci ay nit suñuy responsable yenn ñi ak famille am ak soxnaam foofu la ñu amee information boobu. état de santé bi amu leen ci benn lu leen gën a leer maanaam ndax mi ngi hôpital wala. non parce que fu mu toll nii xam nga ku feebar moom il faut nga ñu évacuer la yóbbu la ci pavillon léegi nag ñun lu ñu doon ñaan mooy au moins docteur bi nga xamante ne moo ko doon suivre mën a am accès je ne sais pas ndax dinañ ko may accès mu mën a dem foofu visiter ko wala ñu jéem ko jël sous escorte yóbbu ko mu jéem a xool yaramam ñu xam exactement lan moo ko daaneel exactement ci feebar bu mu nekk nii mais avant moo dem kaso ñun ñëpp xam nañ ne dafa feebaroon wax dëgg yàlla ba ñu évacuer ko yóbbu ko Allemagne donc ñu opéré plus de 3 fois je ne pense pas que wax dëgg yàlla war nañ toog di naatamle wala di jiixi jaaxa ci état de santé bi suñ ko waxee tey. am na information yu ñu jot xaw ma ndax dëgg la wala dëgg ñu ne dafa piqué sax crise est-ce que loolu am ngeen ci lu leen leer. ci famille yeeg yooyu loolu bëgguma wax loo xamante ne leeruma mais je sais que ñu ne kaam fu mu toll nii par rapport ak symptômes yi ñu séntu ci moom mooy symptômes yi amoon bu ñu koy opéré. mooy feebaram bi amoon ba ñu jël ko wax dëggal sénégalais yëpp jël seen xaalis def ci pour ñu évacuer ko yóbbu ko Allemagne ñu toppatoo ko bu baax ba mu dolli soit mënoon na toog këram sa nee man du ma waxati parce que wax dëggal mais njukkal googu moo tax moom éternel la mener le combat delloo njukkal Sénégal mooy xeex pour l'injustice bi nga xamante ni moo nekk ci réew mi bi nga xamante ni ñun jeunes yi war nañ see taxaw tem ñu bañ ñuy sacrifier suñu àdduna pour ay intérêt personnel. Lamine Sonko dina ñëwaat ak ci yow damay dem ci Leuz Serigne Fallou Leuz Def Tech Leuz dañuy doore waxtaan bi ak ma question bi moo ko laaj léegi rek mooy état de santé Abdou Karim Gueye yow bokkoon nga ci mouvement Nitu Dëgg képp ki activiste sax fi ñu toll nii situation yi mu nekk yow touché na la interpellé na la ban réaction nga ciy am. waaw Moustapha maa ngi nuyu ñu ñuy seetaan di la nuyu di nuyu sama camarade Lamine Sonko di ko jaajëfal wax bi am na solo di wax ni ñun ñëpp ay camarades lañ. ginnaaw bu ñu tasaaroowee yëpp dañuy nekkaat ne ñun ñëpp benn objectif la ñu am mooy Sénégal bu baax Abdou Karim Gueye du ma ne non seulement du ma wax suñu camarade mais frère la si man frère la si ñu bari parce que yàgg nañu am nañu lu ñu dund lu bare bari loo xamante ne mën nañu ko seedeel di wax ni li muy xeex yëpp ngir Sénégal la ngir sénégalais la moment bi mu toll mu tawat
waroon na état bu Sénégal waroon na am beneen xalaat wala beneen objectif bu dul jël nit kooku di ko yóbbu kaso parce que bu ñu bàyyee ñi gën a délinquant ñu bàyyi leen ci biir société bi ñi nga xamante ne ñoo dàq ñooy def crime maanaam crime bi li gën a bon mooy alal bu ñëpp bokk ñu jël ko tasaare ko ñu jël ko lekk ko ñu jël ko ñu waroon ko yóbbu ci ay hôpitaux ñu jël ko détourné ko dugal ko seen kër ak seen jabar lekk ko ñooñu dañuy am liberté di dugg fu leen neex ñi yor alal bu lewul sax dañuy faral di am ay liberté di dugg fu leen neex ña ñu àndaloon Bougazelli ak ña mu àndaloon ñi nga ca kaso ba moom ñu bàyyi ko ndax lan état de santé am la ñu wax Abdou Karim Gueye jaral nañu lu nekk te incha allah dinañ ko génne ci kaso. mais est-ce que yéexoo leen jóg parce que moom ñëpp xam nañ ne bi ñu koy jàpp dafa yaramam dafa jóge woon ci opération donc ngeen toog ba heure bi ñuy wax ne dafa feebar ngeen di doog a jóg est-ce que tamit activiste yi côté bi amul yaacaaral buñ loolu xam nga dafa am benn affaire bu am mooy gis nga état d'urgence bi nga xamante ni yëkkati nañ ko dañ ko jël non seulement pour ñun Macky Sall boo gisee mu jël lépp jébal ko procureur na ko wax rek jàppal yat dóor pour ñun la parce que jamono bi nga xamante ni ñi ngi am suñu premier cas ñaari fan la ñu manifester camp pénal devant camp pénal ci ñaari fan après ñu génne feebar ñu commencé am état d'urgence bi ñoom mesures yi nga xamante ni waruñu ko woon a jël dañ koo teel a jël pour lan nit ñi nga xamante ni ñoo naan baaxul dootuñu wax nit ñi nga xam doon nañu rassembler dootul am léegi loolu moo ñu sonaloon pandémie bi fi mu toll feebar bi ñëpp xam ni am na waaye tamit mu rax loolu moo ñu xawoon a gêné mais fi mu toll nii amatuñ patience pour xaar Abdou Karim mu nekk ci kaso. rassemblement dañ ko tere ba tey. ñun xoolatuñu état d'urgence. parce que état d'urgence bi daf ñu mujj sax sonal. dinañ ci xam dara ci kanam Lamine su ma delluwaatee ci yow est-ce que yaakaaroon na tamit activistes yi dañoo xaw a bàyyi ak Abdou Karim Gueye mu wéet ci xeex bi. non je ne pense pas parce que gis nga chaque lutte rek dafa laaj chaque combat bu ñu laaj rek dafa am noo si war a demee parce que en fait dañu fekk dans un contexte très compliqué peut-être tamit ñun tamit wax dëgg yàlla dinañ xeex mais xeexu xel la war a doon xam nga sooy xeex ak saay-saay da ngay bañ a dugg si piège bu mu lay tendre. donc ñun lépp lu ñuy def on va être des légalistes wax dëgg yàlla xool jàngat lépp exactement ban combat lañ war a mëne te duñu jalgati yoon mais nag gis nga réew mi nag su nekkee wax dëgg yàlla ñi fi nekk dañu yaakaar ne ñoo ko moom dañuy jël des fois ay décisions juste pour restreindre les libertés des gens pour bëgg a def lu leen neex tamit loolu du mënul continuer États-Unis pourtant foofu la cas yi gën a dee bëri mais bu gars yi defee injustice benn nit lañ fa rey ñëpp jóg taxaw ne temm faaleetuñu ni corona am na wala amul donc dafa am loo xamante ne looloo gën a pire que corona parce que dañu am ay jiit yoo xam ne ñoo gën a pire que corona te il faut ñu wax ko parce que njombee ñuy def ak li ñu nekkee ci réew mi tamit foog ñu xoolaat ko donc suñu nekkee un Sénégalais pour tous ak pour tout le monde par tous comme ni ñu ko président yi doon waxee c'est ñëpp ci war a gis seen bopp su amee injustice ñu jóg ñu dénoncer ko Abdou Karim mënoo comprendre Abdou Karim ñëw nii nañu tijji jumaa yi ñu tijji jumaa yi ba pare ñoom ñu tëj ko si dara loo xamante ne tey suñu jógee di wax Abdou Karim nii la wax mais waxu fi dara lu garaaw parce que gis nga nit sensibilité diine dafa am solo si doomu aadama nit dafa am sensibilité boo xam ne soo ko laalee si doomu aadama nu mu mën a waxee lay wax ak yow parce que ñoom tamit seen violence bi ñuy jël si di ñu opprimer ñun la population est-ce que violence boobu ñu ngi koy wax yow soo bëggee faju doo faju soo bëggee lekk doo lekk soo bëggee wax dara sax doo ko wax loo wax duñ la déglu ñoom seen programme di ko dérouler su yàggee ñun na la ñuy def Abdou Karim il n'a fait que dire ce que beaucoup de Sénégalais pensent tout bas man loolu laa gis léegi nag waxee na ko nii waxee na ko naa c'est pas le plus important est-ce que ñun dañuy bàyyi gars yi dañu bàyyi si ay débats yoo xam ne futile inutile yoo xamante ne yóbbuñu fenn bañ a wax les vrais problèmes du pays mooy l'éducation la santé ak leneen yàgg na alerté ci affaire santé Abdou Karim pour les évacuations sanitaires lan lañ ko tontu faalewuñ ko donc ñoom amoon nañ possibilité di yóbbu seen i njaboot ñi dem faju à l'extérieur ba bàyyi suñu plateau médical di daanu xoolal Guy Marius Sagna li mu fi wax ci liy dee ci doomu aadama par jour par rapport ak la santé ci ñii di joxe xale yi di dee par jour ak paludisme lu muy rey ci doomu aadama par jour moo ëpp foofu corona donc des fois da ngay xam ne ñii wax dëgg yàlla kenn newul feebar bi amul nañu jël les mesures on peut prendre les mesures barrières ba pare def benn sitting ñun on appelle la population à être les remparts parce que gis nga ñi dañ leen a dénk rek te doomu aadama su la dénkee am na droit wax la li ma dénk nii la ak nee man ku ma dénkul dara du ma laaj man li nga ma dénk nga ma mën a laaj mais su ma la dénkee dara ma xool ni nga koy doxalee doxul kay am naa droit ñëw taxaw ne la ni nga ko jàppee baaxul te kumba amul ndey bi nekk ci réew war naa dagg xoola affaire Bati Plus bi am nga ñëw
procureur instruire pour 2 personnes ñu jàpp leen pour def leen mandat de dépôt ñu jàpp kenn ki tëj keneen ko ñu bàyyi ko muy tambambalu réew mi koo xamante ne bu ñu demee xool yi bu ñu demee perquisitionné gendarmerie 4 milliards la fa fekk selon Yérim Seck lu mu wax kan mooy doxandu di taxawal donc dëkk bi am na xaalis c'est que xaalis baa demee bon ñun lu ñuy xeex mooy Sénégal boo xamante man sama doom bi ma bàyyi kër ga mën naa dem école yu baax jàng bu baax su paree mu am liggéey du ma jógee fii di dem ay France wala ay États-Unis wala ay Italie di jël ay gaal di dee ñun loolu moo war a dagg ci dëkk bi ñun loolu la ñuy xeex mais du question dañuy xeex loo xamante mais ni ngeen koy xeexee tamit parfois ça pose problème parce que ak virulence bi ak yenn wax yoo xam ne dañuy jàpp ne wax ji àndul ak worma bu ñu leen jàppee ngeen jógaat yëkkati ñëpp ne waruñu leen jàpp c'était pareil aussi ak tamit Guy Marius Sagna bi ñu ko jàppee ñëpp jóg ne waruñu ko jàpp fekk moom moo dem ba palais est-ce que tamit du activiste yi parfois da ngeen di tooñ ma ñëw ak yow ci question après balaa ma ñëwaat ci yow. non des fois man damay am sax damay rus sax dégg lu wax ju mel noonu parce que activiste yi li ñuy def yëpp pour sénégalais yi la. te yaakaar non xaaral am na ñoo xam ne nit ku nekk dañ koy jàppee na mu mel ak na fa xelam yam fa toll. Guy Marius Sagna mosu ko dégg mu saaga mosul saaga Karim Gueye est-ce que ba dégg nga ko mu saaga wuñ de pourtant ay ministre ay député ñi ngi taxaw fii ci assemblée bi te ñi ngi taxaw fii ci yor kàddu réew mi dem ci télévision yi gën a mag di fa saaga ay ndey di fa def loo xamante ne ni kenn suñu ay doom buñ ko gisee dañu naan déet ñii ñan la mais pourtant ñun dañ naan baaxul rek dañ naan baaxul da ngeen a ñàkk jom parce que ñàkk jom weesuwul ñu jox leen alal boo xamante ni ñun ñoo ko moom liggéey ko jox leen teg leen fii ngeen wëlbatiku bëgg ñu bëggoon nekkaat suñu boss en même temps léegi bu ñu waxee baaxul ngeen nañu dañu xamante mais lii moo am Sénégal dañu ne kumba am ndey ak kumba amul ndey mais man jàppee ma ko noonu dama ne ki yor yet la ak ñi yorul yet muy jàpp di dóoru te loolu moo fi nekk Macky Sall daf ñuy diaboliser toujours que ak ay ñoñam ne ñun ñooy ñi xamadi mais pourtant wallaahi xamadi weesuwul nga fekk lu ñëpp bokk nga jël ko moomale ko sa bopp fekk démocratie Sénégal fa mu nekkoon fa ko Abdoulaye Wade bàyyi woon nga tuxal ko yóbbu ko fu gën a daanu loolu mooy xamadi man pour man bu ñu nee xamadi rek nañu ñëw ci cadre boobu mooy xamadi parce que ñun defaguñ fi dara waxaguñ fi dara tamit sàccaguñu alalu réew mi te képp ku sàcc alalu réew mi dinañ la teg ci yoon ne la da ngaa sàcc alalu réew mi donte ku ànd ak ñoom doo dem kaso donte ku ànd ak ñoom boo sàccee bu ginnaaw subaa ñu bàyyi la génn parce que sa état de santé du la ko may man def naa 2 mois kaso Guy Marius Sagna def na 3 mois kaso est-ce que déclaré woon nañu suñu état de santé non pourtant feebaroon nañ pourtant mais duñu ko wax mais ñoom dañu koy taafantalaayoo pour lan ñu génne leen kaso bi ñu mën a lekk waat seen xaalis sàcc pour dem 1 mois kaso. mais da nga génne kaso mais ni kaso daa mu wàññi si yow. non xaaral non jamais kaso. xoolal bu ñu jaaree woo fa masque non xaaral gis nga dafa am benn affaire bu am. tey la ñu Macky Sall woon yoonu xeex bi. gis nga Abdoulaye moo ñu joxoon yet war ñu yoon jox ñu xeer nañu fii lañ koy xaañee maanaam dafa mu Abdoulaye daf ne woon képp ku salfaañi say àq ak yelleef kooku amatul àq ak yelleef salfaañeel bosam ba pare mayoon nit ndaw ñu fit ñuy wax nit saaga na ko fii mujjul fenn. mu ne démocratie ci pays démocratie la ñu nekk tey jii nii Macky Sall ku ko saaga boo yéen bu ma wàccee fii nii oto baa ngi may xaar ci biti pour ma dem loolu mooy te Trump mooy président bi nga xamante ni tey moom benn démocratie non mais démocratie Sénégal moom ak yelleef amatu fi non xaaral mais attends ñoom suñu ministre yeeg suñu président bu ñuy jël exemple ci duñu jéggi nañ France ñu ngi ci États-Unis te pourtant lay dox États-Unis ci ak yelleef ñoom xooluñu ko mais dañuy xool na réew ma di doxee ñu ne noonu la ñu bëgg a doxee mais nga gis yoon ba nga ne yoon c'est-à-dire que loolu yëpp faw mu am parce que ñun suñu réew mi ni muy doxee dañ koo moomul dañ ko dem adopté ji bu fekkee ak réew na muy doxee la ñu tëggee réew mi dañ ko dem tëggi fële indi ko loolu bu ci réew mi bëggee dox te réew ma juddewul ci loolu day sonn. mais dans tout ça lan ngeen di proposer yéen dañ ne toujours éternel contestataire fu ngeen toll da ngeen di contester lan ngeen di proposer. fi mu toll nii man dama naan système bi moo ñu sonal te système bi moo créé Macky Sall comme ni mu créé Macron créé Alassane Ouattara. système bi moo sut ñooñu parce que moo leen créé parce que bu ñëpp taxawee naan système bi Macky Sall la ndax dama naan ñooñu xamuñu lan mooy système mooy ki nga xamante ni moo tax ba tey kii dugg ci suñu bopp. bi xeer jógee amul ku ñu doon yëkkati sa xeer bu du sànni mu jaar ci 17 personnes pour dem palais jaar ci 37 personnes yoo xamante ni dañ leen a tëj kaso pour mu falu kooku tey bu ñëwee tey amul benn taxawaay lu dul delloo réew mi ginnaaw jël yat boobu noonu ñu ko doon nangoo ci noonam mu yëkkati ko du ñu ko dóor ñun
ku wax mu yóbbu kaso ku sàcc mu yokkal la grade mel ni garage boo xamante ne nii tey jii garage la boo xamante ne nii booy raxas oto boo xëyee sàcc junni ñu def la chauffeur boo sàccee ñaari junni ñu def la chef de garage. jërëjëf Leuz dinañ wàcc yow Lamine waxin bi ça pose problème souvent dañ naan activistes yi dañoo ñàkk teggin. non mais problème bi mooy Moustapha gars yi dañu bëggal ci ay dugal ci débat boo xam ne futile et inutile Abdou Karim ku ko xam ne mosoo ko xam ci violence mosoo ko xam ci saaga fii kenn lañu xam ci activistes yi ko doon saaga mooy Assane Diouf que je may masaw ko au passage mais Abdou Karim da ko condamné directement bu muy saaga da ko ne wax dëgg yàlla nit mën ngaa wax li nga soxla te doo saaga parce que li gën a am solo mooy ñu ñuy waxal ñu xam ne ñun bii message la ñuy porté mais Abdou Karim tey kenn mësu ko gis mu xeex ak police wala mu dem manifestation police di ko jàpp muy xataraay saa ñu ko jàppee day bàyyi chaque fois day wax policiers yi suñuy frère lañ bu ñu nangoo nekk milice d'un instrument boo xamante ne gouvernement moo koy jël pour oppresser ou bien pour restreindre les libertés des gens ba ñoom suñuy def lu leen neex seen police dañ am pour dóor nit ñi ba kenn du ko fi waxee parce que on est suñu nee démocratie dañuy dem jusqu'au bout la démocratie mooy lan ay nit ñoo jël pouvoir jox ko benn nit léegi nag su nekkee dañ koy jox nit kooku moom ignorant la wala xam-xamam bëriwul mu jël loolu bëgg ko ne nag moom ay adversaire politique lay créer wala ay adversaire jël population bëgg def adversaire am mu jël intérêt personnel famille am ak ay nitam jiital ko ci intérêt général dafay métti ba pare nga ne kenn du ko fi waxee nag dafay métti Abdou Karim comme ni mu la ko waxee la religion c'est quelque chose de sensible c'est dans l'ordre de l'intime ñun laal loo xamante ne ci famille boobu la bokk mu jóg wax nu muy waxee léegi nag le problème mooy est-ce que am na le vrai problème ñuy journalistes yi war a teg mooy est-ce que y a des choses yoo xamante ne jaar na fi yu gën a garaaw yooyu ñu teg ci suñuy loxo teg ci suñuy tànk muur suñuy bët ne loolu bu leen ko xool parce que soo seetloo mooy gars yi dañu bëgg fu ñu bëgg a xooloo rek la ñuy xool. mais li gën a garaaw loolu am na bu ñu ñëwee seen mouvement bi Abdou Karim Gueye kese ngay dégg moom ngay gis. bu ñu leen gisee yéen ñii rek da fekk ñu tëj ko lan moo waral loolu mouvement boo xam ne benn nit kese la. non en fait gars yi dañuy wax ne mouvement benn nit la mais kii si nitu dëgg la nekk. mais lan moo tax ñeneen ñi je ne dis pas dañuy di étouffer wala du tax ñeneen duñu leen gis. ce que je vous dis mooy c'est la nomenclature et la formation de tous les mouvements au Sénégal mouvement su amee dafa am nit koo xamante ne moo ko sos moo ko créé donc nit ki lu mu la ëppalee mais da nga ko koy nangul su nekkee Abdou Karim moo ñu gën a miin plateau yi moom moo mën a wax am oral wala journaliste yi yéen sax suñu ñëwee ne leen kat Leuz moo war a ñëw wala ab Lamine Sonko nga ne non Lamine Sonko xamuñu ko yónnee leen ñu Abdou Karim mais moom rek ngeen di gis mais y a des gens qui sont là ku mel ni man ñu ma gën a ay fuuf ñoo xamante ay borom xam-xam lañ jàng nañu dañuy liggéey ñu ngi si. mais loolu dafa firndeel tey ji bi ñu ko tëjee du communiqué bi ñu jot du dafa mel ni daal dañ ko bu ñu ko tëjee rek mouvement bi day fay. non pourtant communiqué am na de xanaa kay xëy na yéen a jotaloon si mais communiqué baa ngi fépp def nañu conférence de presse communiqué yaa ngi daw ñu ngi génn fépp fu ñu war a waxe mais nag il faut savoir aussi dañ si ànd ak suñu yeneen mouvement citoyen yoo xamante ne tamit dañ see ànd ñu adopté xeex pour xeex ko ensemble donc nit ki tamit doo woon nit ñi ngeen bokk parce que il faut aussi ma fàttali la dara ni Abdou Karim il fait partie aussi de Frappe France Dégage moo Guy Marius Sagna ak Leuz mi toog dañ ko bokk yéen ñëpp Frappe ngeen bokk ñu ñëw ci actualité bi actualité balaa ñoo terminer débat bi bradage bi ni ñu nemmee ko littoral bi ni ko gars yi di def. non bradage littoral fii moom caxat bi fi Macky Sall ñëwee ba léegi caxat de pétrole bi caxat lépp démocratie bi caxat bradage bi ñun moom bu ñu dara bett xam nga qu'est-ce qui nous va nous étonner mooy ñu xëy rek ñu ne ñu génn leen Sénégal jaay nañ ko pare loolu moom tant que amul te mën nañu am donc xam nga sénégalais faut ñu xam ne xeex bi ñoo koy xeexal suñu bopp nekkul am nañ le pouvoir ne donne pas pouvoir soo xeexul pour nga jot toutes les batailles que les gens ont réussi à avoir dans le monde c'est des batailles c'est des combats yonente bi si boppam bu muy andi l'islam dafa jël jaasiyam jël négociation teg mu xeex ba mu jaral ko mu samp l'islam léegi nag ñun suñu yaakaaree lépp day yomb dañuy toog bàyyi fi 1% de la population jiite 99% di leen noot di def lu leen neex di caxatee suñuy alal ñu toog population bi nangu ko man du ma dem xeexal kenn de su dañuy ñëw ñu ànd dem xeex ñu xam ne lii kat ñun ñëpp la mais ñun activistes yi suñuy wax dama liggéey de amoo leen da ngeen am temps mais man leer na ma man as tuut li ma am di si dundee ñu ma gisee population Sénégal sama yaay bee di dem di jaay ndékki wax dëgg yàlla tey su ma sañoon mu mën a am dara wala mu jóge si loolu ak yeneen maire yi mais loolu yërëmoo leen nit su bëggee feebar su waree dem hôpital faju doo fa fekk dara da ngay ñëw soo fayul soo moytul foofu ngay dee nit su demee pour am doom ay saret si fere xoolal tey école bi mënuñu ko tijji parce qu'il y a 6000 abris provisoires ay nit ñu jàpp ko 4 milliards tey ñu delloo ko noonu si li ma dégg xaw ma ndax am na wala amul mais si lu ñu dégg nit ñëw fii ñaata scandale ñoo fi jaar à milliards Aliou Sall nga jóge fi Mamour Diallo
directeur COUD bi nan lañ koy waxatee Cheikh Oumar Anne mais c'est des scandales et des scandales à répétition chaque mois am na loo scandale est-ce que ñun nag sénégalais ñoo war a xam li ñu bëgg est-ce que dañuy toog dénk nit alalam suñu alal pare bàyyi la ñu def lu si neex ba nga xamante ni ñun chef de quartier bi sax bi nekk suñu koñ wala tontine bu nekk koñ ba kuñ koy dénk sax dañuy vérifier xam ndax wóor na wala wóoru sakatuma ab réew boo xam ne ay milliards ñoo fay tax. waaw gis nga xam nga Sonko dafa wax lu am solo maanaam tey ñun dañu nekk ci réew moo xam ne maanaam sàcc boo sàccee da ngay am grade au lieu que boo sàccee ñu daan la mais boo sàccee da ngay am grade suuf si ñuy caxatee dañoo nekk loo xamante ne nii daa nekk coow lu ñu bari di door a jot waaye Tivaouane Peulh ay nit manifesté nañu ba ñu jàpp ci ay nit dóor ba nit damm ci nit jàpp nit dugal ko kaso ay nit manifesté grève de faim pendant 5 jours boobu ñun ñu ngi ci kaso bi te ñun bi ñuy porté combat boobu noonu ñun FRAPP bi ñuy porté combat boobu noonu ànd ak waa Tivaouane Peulh yi ànd ak waa Sindia bi ñuy porté combat boobu ci semaine boobu la ñun ci la ñu dugg kaso ci semaine boobu def nañ ci manifestation ak ñoom ci semaine boobu noonu ci la ñu dugg kaso ñu amatuñ kàddu bu nu waxee parce que FRAPP la ñu amoon pour jox ko kàddu pour FRAPP joole leen parce que seen ay suuf yu ñuy caxatee ci Tivaouane Peulh ca Sindia fi nga xamante ne nii ay borom doole ñoo dem jënd ay hectares yu bari ci ay doole dong la ñu ko jëndee ak noonu parce que dañu foog ne nit yi des fois da ngay jàpp nit ki doon mettital ko ci noonu déedéet nit ki da nga koy xiifloo sax pour mën ko corrompre te loolu noonu ci lañ utiliser ci kaw askan bi suufu Sénégal bi nag ñuy caxatee bu ñu xoolee Malika maire ba fa nekk pendant 20 ans ma nga fa famille Serigne la nee nañu la wax parce que bu dee la nee na Serigne si ñoo ko may doole ci côté boobu noonu kenn ku nekk xam ne ne Laayeen yi bari na lool suuf ci Mali Yoff ba Malika Cambérène waaye loolu warul mën a tax moom muy jaay doole askan ba jël terrain boo xamante ne ndaw ñoo ko moomoon di ci football mu jaay ko benn waaye boo xamante ne garage mécanicien la fa def mais waa Malika bare nañ tali bi pendant 3 jours mais est-ce que dégg nga kenn waxu si mais mu bari Sénégal foo laal muy metti ci wàllu suuf boo xamante ne ni ña ko yow dëkkoo ca gox ba ñëw bëgg fa jënd hectares yoo xamante ne nii ka la ko jaay bu ñu ko xoolee ba ci biir nam la ko jaayee waru la ko jaay wala bu la ko jaayee waru ko jaay parce que moomu ko alalu Sénégal la loolu moo nekk loo xamante nii ci nguuru Macky Sall moom diggoon nañu ñu ci dara ndax kat moom àndoon nañ ak nit ñu dem ba Yoff mu taxaw mu filmé mu ne fii nii tey ci aéroport bi Abdoulaye Wade caxatee na ko wàññi na aéroport bi jaay ko mettre na en sécurité en danger avion bi léegi wóoratul ne avion bi sax moo tax ñuy war a ba tuxal avion bi yóbbu ko fële nga xamante ne mooy ca jas mu ne bu ma ñëwee dinaa fexe lépp leer dinaa fexe lépp li nga xamante ni wër na aéroport bi ak Yoff ak la ca des ñu jéem a lijjanti suuf yooyu parce que joxe def ba jaaru yoon waaye moom daa ñëw tey 16 ñu koy dagg ci parc 3D Dakar dem dikk ñu sama alal ak sa alal sama dërëmu baay ak dërëmu baay kii di seetaan. loolu bëri na ay wax yu ci am ba directeur Dakar dem dikk génn def na sorti rapidement looy jeexalee rek parce que. non li ñuy jeexalee man mënu ma jeexal te jeexul ma foofu dama ne. Dakar dem dikk ñoom mënuñu wax ne wax a wax ba dagguñu ko jox APR pour ñu def seen siège te lu ci kanam rawul ay bët dina leer parce que li ñuy wax ñoom amul sànce bu ñu commencé ba di ko tabax ñoom naka la ñu mën a ñëwee di weddiwaat nit ñi ci kanamu nit ñi buñ ñu fontoo ñi ñuy seetaan mi ñuy wax rek ne Assane Diouf Abdou Karim Gueye ay citoyen lañ Assane Diouf dañ ko tooñ benn yoon jiiñ ko lu mu doonul indi ko Sénégal def ko terroriste tey ba dëgg jibee Babacar Diagne mi nga xamante ne mi ngi topp tey benn télé bu di ko néewal doole ñeneen amul benn fulla ba mu war a retraite kenn xamul kañ la moom la gàcce googu daloon ak Abdoulaye Daouda Diallo ñu génne leen mu génne ko États-Unis ñu indiwaat ko fii Sénégal mu yor général lillaahi wa rasul yi moom citoyen sénégalais la liggéeykat la yàqal nañ ko liggéeyam indi nañ ko ci réew mi jàpp nañ ko tëj ko kaso tëjaat ko kaso. Abdou Karim Gueye ñi ngi ñaan nañu ko génne ci kaso bi ñoom ñaar parce que defuñu li tax ñu war leen a mën a téye ci kaso bi. jërëjëf Fallou Galass waaw lu ñuy daanlee rek mooy comme ñu wax rek nañu bàyyi Abdou Karim mu ñibbi këram defu fi dara lu extraordinaire li mu laaj
mooy nañu tëjji jumaa yi pour ñu dem ñu tëjji jumaa yi nit ñuy dem julli ñu bëgg a julli ñu dem julli ñi nga xamante ne nag ñoom ils se pensent pas en sécurité ñu toog seen kër. donc tamit li may dolli rek mooy si littoral bi sénégalais suñu toogee seetaan wax dëgg yàlla lii yeneen scandale yi nu mu demee rek fa lay mujj du mujj fenn Abdou Karim Gueye ñu ngi koy ñaanal yàlla mu am wérgu yaram fu mu nekk yàlla jëlee ko fa régime Macky Sall bi dictature bu ñu bëgg a teg si réew mi nañu xam ne du jàll gis nga nit nag mën ngaa sàcc ndënd de mais foo ko tegee moo ko teg tôt ou tard dinañ wàcc te jour bu ñuy wàcc tamit su nekkee nit ñi tamit commencé nañ leen xoxatal wala di leen def yéen bu ñu ñëwaat di ne nit ñi kat lii ak lii parce que nguur bu dul jeex amul donc nañu ànd ak seen dal xam ne yoon bi nañu jiital yoon suñuy kaas yoon pour ñun ñëpp la parce que la loi doit pas être personnelle la loi doit être impersonnelle ku ñëw gis ci boppam ci loi bi ñu xam ne réew mi kat ñëpp ko bokk liñ fi nekk pour ñëpp lañ koy xeexal yow mën na dal sa kaw ëllëg man mën na dal sama kaw loolu moo tax ñuy xeex du leneen. jërëjëf Lamine Sonko ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci invitation bi ñu nangul di jaajëfal aussi Fallou Gallas Leuz Def Tech moom aussi tamit ci invitation bi ñu nangul ak mbokk internet yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñu di suivre détail bi di suivre débat bi autant pour moi ñu doon waxtaanee mbirum Abdou Karim Gueye ak activisme fii ci Sénégal ak actualité bi de façon générale ñiy jaajëfal aussi Biggy Jackson moom moo nekkoon ci caméra yi ñu koy jaajëfal bu baax a baax ak ñëpp ñu bokkoon ci coordination bi ba émission bi daal di yemb jàngeen jëf ba beneen yoon incha allah.